juróom-ñeenti waxtu ci rajo Futurs Médias ñi ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax seen ànd ak nun xibaari wolof yi ci yaatal ngeen ci ànd ak Makumba Bey. Faatug Henri Ndiaye ca Ngoye Henriette Samb mi ko jàmpaaka bi ak yaayam mi moomoon baar bi jàllale nañ leen tey ci kaso bi la ñuy fanaan. Sénégal téeméeri nit yoo jël juróom-ñaar fukk ya dañoo amee anémie di manque deret muy lekk gu bon moo ko waral wala goo xamante ne nii doo cay regg docteur Abdallah Diallo mi ko wax ci biir xibaar yi. fanweeri junniy hectare lakk daaw li muy bari la ko jiitu ca at mooma nag moom moo ko ëpp ndey 2017 juróom-ñeent fukki junniy hectare lakkoon na journée mondiale de l'environnement ñu ciy dellusiwaat ak directeur eaux et forêts. maître Ousmane Seye ànd ci li Alaaji Kase wax barki démb wàll observateur boole wotey député yi ak yi ñuy fale président de la république muy doon ci atum 2024. gan gi docteur Mariane Diop Kane directrice météo suba ñuy màggal bis biñ jagleel seen métier mi. ñu ànd ak yéen ci xibaar yi di leen nuyu tàmbali ko ak la xewoon ca Ngoye ca département bu Bambey ñoo nga xamante ne nii nag ñoo tolloon ci ay xat-xat boobee ba léegi tey jii muy yaay Henriette Samb ak Henriette ci boppam daal nañ leen di jàllale nag ñu fas yéene fanaan ci guddi gi ndax faat gi nga xamante ne nii am na ci bakkan boobee yaayam nag moom baar bi nga xam ni nag fa la loolee ay jote tukkee dañ ciy fekki Babacar Diouf sunu ndaw li koy topp ca diwaanu Bambey. Henriette Samb moom mi ñu jort ne moom moo rey Henri Ndiaye ak yaayam di Mélanie Diatta ñoom tribunal mujj na leen yóbbu ca kaso ba xale bu jigéen bi nga xam ne mu ngi nekk ci classe terminale ci benn collège privé ci diwaanu Njaareem leen koy toppee mooy dafa jam nit ba mu mujj cee faat yaayam di Mélanie Diatta moom leen koy toppee mooy dafa ubbi fu muy jaayee alcool te amu ci ndigal te tamit dafa fekk koo xam ne ni day sukuraat te indilu ko benn ndimbal yeneen ñaar ñi nga xam ne ñoom lañ jàppandoo woon di Philippe Diop mu di jàngalekat ak Jean-Marie Ngom di infirmier ñoom ñëpp dañ leen a sous contrôle judiciaire maanaam tribunal bi bàyyi na leen ñu dem wante da leen teg gët accusation yi nga xam ne moom lañ teg ci seen kaw dañ ne dañoo fekk koo xam ne ni day sukuraat te indiluñu ko benn ndimbal loolu nag ñoom ñaar ñëpp weddi nañ ko ndaxte nee nañ bu dul woon ñoom duñu am taxi bu leen yóbbul ki nga xam ne moo di Henri ca hôpital ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci kaso bi nag di Henriette ak yaayam ñoom mën naa am tribunal bi dina leen woo ci correctionnel ginnaaw information judiciaire bi nga xamante ni procureur bi ubbi na ko ci Diourbel RFM Babacar Diouf. Ngoye googee lu ko soriwul lool jeneen jëye am fa tey jii muy génn góor goo xamante ne ni nag dañu ko fekk mu daal di faatu te xamuñu li ko faat loolee tax nag gendarmerie ubbi ci ab enquête semaine bi mu tàmbalee grève bi semaine tey jii bi mu jógee seen waa kër gisuñu ko ba léegi Ibrahima Sonko mbokkum Ousmane Sonko ma dëkk ca këram ga ca Lindiane ca Ziguinchor ba tey seen i bokk gisaguñu ko ñu nekk ci jaaxle sunu ndaw gontoon fa tey jii waaye nag waa kër ga nangu ñoo wax ñu daal di wax ci Sayer Kebe mi nga xam ne nag moom mujj na dakkal grève de faim bi mu soobu woon moom mi nga xam ne mi ngi woon ci kaso bi diirub ñeenti at ci mbir yi wax ni États-Unis ak Israël nag mënuñoo ànd di noot waa àddina bi te kenn du wax ñu xamal ko ni nag ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mars wi ci la ñu koy atte tax nag mu daal di kon dakkal grève de faim bi Abdourahmane Diallo. njabootu Sayer Kebe bég la ñu daal di def ndax toog nañu léegi mu mat juróomi at xamuñu woon kañ la ñuy atte seeni doom bi Xadam Kebe mooy magu Sayer. kontaan luñ parce que tamit dañ ko waroon def bu yàgg. waaw koo xamante ne nii dañ koo téye amoo ci dara ci loo xamante ne lu leer la ci moom nga téye ko 4 ans tamit xam nga ba nga ko war a jugé dafa yàgg quoi ñun daal loolu la ñuy ñaan ñu jugé ko mu taxaw ñu bàyyi ko mu dem nekk si lu mu nekk waaw loolu la ñuy ñaan quoi. ay rongo ñaa ngi fees dell ci ay bëtam maamu Sayer saa su ne dafa doon ñaanal sët bi Sayer dafa tàmbale woon xiifal ci lënd bi te njabootam tamit li ni mel la ñu daal di def njéeme mooy tàntam. biñ déggee ne Sayer dafay def grève de la faim ba tey daanaka ñun ak moom ñoo bokk grève de la faim luñ fi togg xar yi lañ joxe joxuñ ko lekk ndax xol bu jeex ndax mu ñun mënuñu di lekk Sayer toog fee du añ du reer du ndékki naanu ndox ñam xol bu metti torop mu naqari ñu torop ca mënuñu ci dara kon tey jii buñ toogee bañ ni Sayer dañ koy àttee le 27 moom daal li ñu yëg suñu xol mënuñu koo wax man daal wax boobu ba tey sama xol bi li ci nekk mënuma koo wax sax. Sayer ñu ngi koy toppee li ñu duppee apologie du terrorisme élève bii nga xam ni classe terminale lycée Demba Diop la nekkoon 2015 ba léegi mu ngi ci kaso bi RFM Mbour Abdourahmane Diallo. ñii seenu tiis yàggoon na 1991 ci jàmbaar ya demoon ca geeru Arabie Saoudite ba nag daal di seen avion ba daal di daanu am na ci ñoo xamante ne ni nag raccoon nañ ci di weddi li wolof li wax ni waxtaan munta neex ba nga wax ni kenn ba ñu suñu jël ba ci avion ba
am ci ñoo xamante ne nii ñu ngi koy nettali tey jii am ci ñoo xam ne ba ñuy judd nag fi mu ne nii seenum njàng sori na lool te gis ñu seeni wayjur ndongo ka ci bi njàngum alxuraan mi di jeex ci la ñuy nemmeeku nag tiis rawatina ci bi kenn ci ñett ñi mucc ci accidentu avion bi di fàttaliku la mu mujjee dund ak ña des ci googu lekk accident. man maa mujj ñibbi si Sénégal parce que dama yàgg hôpital mais Ibrahima Biaye ak Mamadou Sané ñibbi si nañu ñoo ngi fii li ma ci gën a touché mooy jàmbaar yi nga xam ne maa ngi ñoom ñoo àndoon duggandoo avion dawandoo Safa ak Marwa wërandoo Kaaba gi pare dugg si benn magasin di jënd kenn ku ne li nga doon xalaat mooy sa soxna ak say doom ñu dugg avion des fa. gannaaw ñaar fukki at ak juróom-ñett ba jëyi ji amee ak léegi ñabootu juróom-ñeent fukk ak ñett ña ca loru di wóy di daw ba léegi ci ginnaaw indemnité de guerre ya ñu leen war a fay ñenn ci soxna ñi ci ñàkk seenu ko borom kër boobaak léegi ku ci mel ni koy li mbóoj di toltolaan ngir yore seen njaboot. kenn ki papaam gisu ko tey mu dem armée ñu réforme ko mu ñëw ma nga nee du wax ak kenn mi ngi jàpp njàmburam sama yaayam ma fatoon benn néeg ba ma fa amoon ba tey ci laa nekk. Mama Nding Moussa Sané bi woy juróom bu góor di dem ca guerre ba ca golf booba nag ci ñetti weer kott la tollu woon tey ji nag mu am licence am ci gestion des entreprises moom xale bu góor bi di dund lu metti ñàkk gis papaam. metti na lool parce que yow gisoo papa gisoo ku lay épaulé nga gis sa yaay di dang-dangi suba ba ngoon pour indi lu ngeen lekk ko nga nekk benn doom. kii di vice président bu ONG Jamra dalal xel yi ni léegi nag dossier bi daal dee sotti Mame Mactar Gueye fa mu ko teg moo di kii du njiitu réew mi dégg na joytu gi te balaa yàgg dara dana war a mën a dalal nit ñi dossier bi daal dee soxal. ak RFM kumpa jeex na. la faim cachée wala xiif bu nëbbu ci ndaje mi nga am ne doon nañ ko ci amal tey jii nag doon ko ci waxtaanee ci la ab docteur wax ni Sénégal bëri na lool ñoo xam ni dinañ lekk ba seen biir fees ñu regg yaakaar ni lañ lekk baax na fekk dara baaxu ci mu ni téeméer boo jël juróom-ñaar fukk yi fi mu ne nii am nañ jàngoro yi anémie mu amee woon tey jii nag ci benn barab buñ fa doon waxtaanee lu ni mel ñu àndi ceeg Omar Mbow. xiif ak ñàkk deret am na ci àdduna bi yépp fii ci Sénégal nag téeméer yoo jël juróom-ñaari fukki ci askan wi rawatina xale yi dañoo manqué deret bu ñu sukkandikoo ci docteur Abdallah Diallo mu yokk ci ne loole li koy waral bëri na te wuute. ci lu jëm ci li ñuy wax fenkas lu jëm ci xiif ci xale yi moo li ñuy wax manqué deret lu ñuy wax anémie parce que gis nañ ne problème bu rëy la ci àdduna bi mais problème bu rëy la aussi ci Afrique ci suñu gox yu aussi comme suñu dëkk bi nga xam ne mooy Sénégal parce que suñ la nee chaque fois nga jël fukki xale diggante xale yi nga xam dañoo am at jëm ñaari at xale yooyu chaque fois nga jël ci fukki xale dañ ne juróom-ñett yi dañoo manqué deret te manqué deret dafa am loo xam daf koy andi ci xale yi dafay tax ni ñu war a màggee seen xel na mu war a màccee intelligence ba ñu war a am duñ ko am li nga xam ne nag loolu moom moo koy andi am na ci ay cause yu bari léeg-léeg xale du lekk na mu war a lekkee wala lekk bi muy lekk aussi quantité bi dina doy mais qualité bi dafay am problème. am na lu ñu war a doxalee suñuy dundin ngir xiif ak ñàkk deret bañ ñoo jot waaye loolee aajowul benn yoon ak lekk lu bëri. ñu leen war a jox fer xale yeneen xale yi nga xam ne judd nañu mot nañu tamit nañu fexe ba xale yooyu ñu fexe seen juróom benn weer yu njëkk yi buñ leen jox ndox du beurre du lem du dara seen weenu yaay kese doy na leen sëkk la ñu soxla ci meew la ñu soxla pour màgg yëpp mu ngi ci ween à partir de 6 mois maintenant ñu commencé def diversification bi. ci gis-gisu bile docteur bërëb yi nga xam ne fa la xiif ak manqué deret ëppee mooy nord bi Sénégal oriental ak itam yenn saay ci centre réew mi ngir jëlee fi loolee nag mu ngi woo waajur yi ngir ñu amal ndekki añ ak reer yu wuute. conseil départemental bu Louga ba tey ci wàllu wér-gu-yaram li mu bëgg mooy hôpital ba fa nekk nag mu doon ab structure bu niveau 3 ñu tàmbali tey jii nag liggéey yi nga xamante ne nii mooy tax nag mu gën a mën a méngoo ak jamono Al Ousseynou Diagne. mu nekk yoon bi nga xam ni moom la dawalkat ambulance doon am njàqare bu war a rawle benn malade urgence hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga conseil départemental bu Louga war a saafara tawat boobu léegi bu mu nammee yeesalaat ak tabaxaat yeneen yoon ci biir hôpital bi mu nekk nag mbégte bu rëy ci directeur bi di docteur Amadou Guèye. tali bi ñuy defaraat ba fii mu agsi nii dafay jaar ci buntu service urgence bi daanaka ay pax yu bari la te bu fekkee ni ambulance su sapeur pompier dafay indi ay malade ay blessé ambulance yi jógee ci yeneen bërëbu fajukaay yi dañ fi indi ay malade ay blessé ñu jaar ci tali bu normal ba dugg ci biir hôpital bi diggante téeméeri mètres yi malade yi mel ni ku dem si li fa xaar loolu day xaw a doy waar defar gi daanaka day soppi lu bari ci yëg-yëg bi malade yi yëg balaa ñuy hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga nama nag yegg ci niveau 3 ci pyramide sanitaire ci sudu réew narul wét ci yoonam boobu le njiital conseil départemental Amadou Mbéri Sylla gis ni ñoom bokk moomeel bi paj bi nga xam ni bu
mucc ayib ak bu jege askan bi lu leen itteel la. dafa war a nekk un hôpital sous-régional man waxuma axe nord rek di ñëw fi dama bëgg sous-région bi Mauritanie Gambie Guinée ñëpp di ñëw di fajo si te am nañu capacité yi parce que ku gis hôpital bi ni mu meloon gis tey fi mu toll tey ak fi mu war a jëm dëgg yàlla sant yàlla bu baax. Monsieur le directeur il y a quelques années dem nañu Bruxelles am na ay contacts yu ñu fa amoon pour que médecins yi di def ay stages ci Belgique ñu jël leen en charge foofu loolu programme boobu comme ñëw nga danañ ci gën a waxtaan. hôpital régional bu Louga nag ginnaaw bi mu dalloo centre dialyse bi tàmbale na tabax service cardiologie bi nga xam ne sax liggéey bi sore na lool Louga Alfousseynou Diagne FM. ba tey ci wàllu wér-gu-yaram mouvement d'humeur di grève boo xam ni étudiants yu centre régional de formation bu Ziguinchor ñoom ñoo ciy sóobu li ko waral mooy ñaareelu session bi nga xam ne ci lañu leen war a defal ay examen de certification moo amagul ba léegi ñu bëgg nag tontu lu gaaw balaa yàgg te itam ñu daal leen di wax ñoom ñooñee nu ñuy def ba mu sotti dañ ciy déglu Pape Joseph Pape Sy ci micro Lamine Ba. donc li ñuy réclamer lenn rek la mooy ñu organiser deuxième section certification parce que gars yi bi ñu defee si suñu première section depuis mois de décembre la le 31 décembre donc 31 décembre boo seetloo ba léegi mënuñoo def deuxième section loolu dafa métti lool ñi ñu ngi toog di xaar di réviser tout le temps dañuy dem ba dañuy décourager beneen bi mooy mënuñoo nangu privé bi jógee fële ñun ñu def suñu concours reyante ba am ko kii CRF yëpp boo seetloo Sénégal au maximum 15 personnes la ñuy jël ñooñu reyante dañoo bëri bi ñuy def kii bi concours bi ñu jël 15 personnes ñoo xam ne ñoo gën a aay disons léegi ñoom ñoo comparé ak ñi nga xam ne dañoo jógee fële ci àll ba ñoo bëgg a def ñu bokk ak ñoom certification te ñoom ñoo ñuy retardé pour dire vrai ñoom ñoo ñuy retardé te loolu wax dëgg neexul ci xol dañoo def concours dañoo sonn ñëw fi di reyante mënuñoo ñëw boñ di toog ñoo xam ne xamuñ fuñ jógee loolu bokk na ci li ñuy revendiquer donc li ñuy bëgg mooy ñu séparer certification bi ak privé bi ou bien ñu éliminer certification bi waaw loolu lañ bëgg ñun parce que tamit dafa métti ngay reyante bu bëgg a dee pare keneen koo xam ne di def ñaari concours loolu dañuy sonal wax dëgg donc li ñu bëgg rek lenn la que loolu ñu xeex ko mu jóge fi. xibaar yi ci RFM. bëccëg bi ñuy màggal environnement tey jii la ñu xam ci ni fanweeri junniy hectare àll bi tàkk na ci atum 2018 te at ma ko jiitu la gënoon a métti nde fulandi woon na ko toll ci ñetti yoon directeur eaux et forêts moom moo ko wax ci étape bi mu tollee ci diwaanu Kaolack ñu ànd ceeg Ibrahima Diame. daa yu bëri ak bant yi ñuy dagg sans autorisation ci àll bi bokk na kon li gën a faagagal lii di forêt yi ci Sénégal at bu jot ay junni hectare moom la safara si di yóbbu colonel Beydi Ba di directeur des eaux et forêts chasse et conservation des sols. 29 000 hectares daanaka moo lakkoon en 2018 waaye boo méngalee daaw jéeg ak daaw dafa wàññeeku lu am solo loolu li tax mooy dañoo ubbi ay pare-feu dañoo xàll ay yoon ci Ranch de Doli par exemple. lu jëm ci wàllu trafic de bois nag ñu gis ne yëf yaa ngi ëppee ci bët saalumu réew mi ay dossiers yu bëri di mujjee ci yoon waaye di andi ay recettes yu bëri ñu xayma ci ay milliards ci trésoru état bi. boo seetee en 2016 ak 2017 dugg nañu plus de lépp 3 milliards dugg nañu ko ci keesu nguur gi 3 milliards yooyu benn pàcc bi mooy li naan c'est domanial mooy taxi gars yi di fay eaux et forêt booy jël këriñ wala booy jël buy wala màdd wala yéen ñi demee noonu beneen pàcc bi nag mooy contentieux mooy ñu ñuy jàpp ba fay déjà 2017 on est presque à 1 milliard ci gars yi lu ñu fay li ñu jàpp ñu fay. ak code forestier bu bees bi nga xam ni nag dafa alourdir peine yi te ñu voté ko assemblée nationale benn noppi yëf yi gën a tar ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo di trafiquant de bois yi moo tax bu ñu sukkandikoo ci directeur des eaux et forêts chasse et conservation des sols fi mu toll nii de boo demee ci prison région sud du pays ñu bëri ci ñoom ay trafiquant lañu rawatina ci dëkk boobule di Kolda Ibrahima Diame Kaolack rajo Futurs Médias. ba tey ci bis bi mbay moo xam ni pesticide ya di xeetu posen yu bon yi da cay daal di jógee nga koy defee nag ci anam yoo xamante ne nii dina mucc ayib mooy li nga xam ne nag moom la ñu bëgg a dëgmal jamono ji léegi Cheikh Anta Diop ci diwaan bi ñu ko waxee muy Kees. dajale woon baykat yi nekk ci diwaanu Thiès ak li ko wër doon saytu waxtaan li jëm ci wàllu mbay mi nga xamante ne moom mooy mbay mu sell te du am benn tooke loolee la ñu bëgg a fësal ba ñëpp di ko mën a jëfandikoo Ibrahima Seck moom mooy coordonnateur fédération nationale de l' agriculture biologique. ndax ñun li ñu fi dajale mooy dooleel mbay mu sell te mucc ayib mbay moo xamante ne duñ ci def tooke mbay moo xamante ne sukkandikuwaayam ba mooy la nga xamante ne mag ñi moom lañ fi bàyyi woon ñoom xamuñu woon la nga xam ne moom lañ leen indil ñu koy
wax engrais boo xamante ne engrais wu tooke engrais chimique wala pesticide chimique wala herbicide chimique ñoom xamuñu ko woon te it waaye mbay ma bu bëriwuloon sam barke. baykat yi nee nañ ni ñu gisee jaww ji di am coppite at mu nekk loolee dafa war a tax ñëpp war cee jàpp ba ñu gën a mën a fësal mbay moomu. ndax góor yi kat at mu jot dana génne lu mat ëpp juróom-benn fukki milliards dana ko génne jagleel ko mbay mi mu koy jox mooy mbay mu am tooke ñu gis na nag ñii def mbay mu sell te mucc ay war nañ cee am seen wàll mooy ne bu ñu jëloon xaaj bi rek téeméer ba ñu jël fanweer ya jox ko mbay mu sell te mucc ay. di nag loo xamante ne ñu ngi ciy sàkku nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor wàllu mbay mi ci biir réew mi rawatina waa direction régionale bu développement rural bu Thiès kii di Khady Ndour toogal leen fi wax ne daanu def seen kéemtalaay kattan ngir jàppale xeetu mbay moomu. ñu ngi ciy liggéey avec la FENAB fexe jàppoo booloo wàññi ni ñuy utiliser engrais ci jaww ji. baykat yi nekk fii ci diwaanu Thiès nee nañ li leen dese moom mooy nguur gi jàpp ci ndaxte mbay mu sell te du am benn tooke day baax ci réewum Sénégal ak ci wér-gu-yaramu askan wi. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. ba tey ci mbay mi bu amul tooke itam engrais bi teel a ñëw ànd ak jiw wi waa Sédhiou nee ñu mooy li ñu bëgg nda jekk ba bët see bi ñuy doog a jëpp di leen ko jox ñu tardé ci nawet bi loolu la ñuy bañ ñu ànd ci ak Max Ëkkale de Kamfani. gerte bi li ci gën a baax daal teel a joxe jiw bi. jàmbat la bu bàyyeekoo ci njiital opérateur diwaani Sédhiou Maykor Sène béykati gerte bi féete ci département Bounkiling di sakku ci kilifa yore wàllum mbéy mi gën farlu ci teel a joxe semence yi. ba teel a joxe jiw bi nga def produit nga xoli def sa poudre def sa lépp baax na ci nawet mais nga toog ba mu taw lu nga soog a jóg commencé di joxe gerte ji semence balaa nga jël ba pare mu taw nga bugg a dem profito yóbbu ci machine bi xooli ko toyal ko gerte boobu dal di xuur boo ko jiwee du sax loolu lu jara sóoraale la ci mbéy mi. lu mooy jafe-jafe bi jëm ci tardé bu ñu nemeeku am na it ay jafe-jafe yu jëm ci wàllum tonnage bu ñu war a am nuñ koy tëralee ci bon de commande yi. boo toogee di heure bi war a joxe semence xamaguloo ñaata nga war a joxe xamaguloo xaalis semence léegi loolu lu doy waar la semence bi day andi ay ñaari affaire dañ la wax jëndal ma 300 tonnes nga jënde 300 tonnes ñu jox la facture nga dem ci banque bi ne man de mënuma joxe 300 tonnes 200 tonnes laa mën a jox xam nga kon ñaari gàllankoor am na foofu. njiital opérateur diwaani Sédhiou di xam ne ni dañoo war di gaaw joxe bés distribution semence yi waaye it teel di xamal lim bu ñu war a jot su fekkente ne dañoo bëgg yokk rendement yi am it production bu baax su ndox bi bëree it jagleel béykat yi engrais bu war ngir mun a amal mbéyum gerte bi Sédhiou. Max Ëkkale Kamfani RFM. Max Ëkkale ni juróom Max Ëkkale Kamfani fukki minute ak juróom-ñett moo tegu ci juróom-ñeenti waxtu. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. Alaaji Kase waxoon ko wàll observateur démb tey jii moom la maître Amadou maître Sey wax ni moom itam d'accord na ci mooy élection yi ñu war a falee député yi ñu jalax ko ba mu àgg ci 2024 ñu boole kook présidentielle ba mu doon benn ñetteelu mandat bi ñuy lam-lamee itam nee na xel dajut li ni mel nde président de la république mënu koo amal ndaje mi mu ko doon waxee Paul Abraham Pouy moo ñu ca teewaloon. boole élection législative ak élection locale yi coalition pour l'émergence ñu koy wax CPE nanguwul li ni mel coalition bi nag ñoom lu ñu bëgg ñu boole élection législative ak élection présidentielle maître Ousmane Sey moom mooy coordinateur u CPE. suñ position coalition pour l'émergence mooy dañuy respecter li nga xam ne mooy calendrier république maanaam date boo xam ne jot na pour ñu wattee voté date boobu la ñuy voté mais comme léegi dañ bëgg ñu méngaloo élection présidentielle ak élection législative yi nga xam ne am na décalage 2 ans bu ñu àggee ba 2022 ñu prolonger mandat député yi ba 2024 su ko defee mu am coïncidence entre l'élection présidentielle et les élections législatives. Coalition pour l'émergence wax na tamit ci luñ fi yëkkati woon jëm ci 3e mandat wu président de la république maître Ousmane Sey ak ñu mu àndal dañoo jàpp ne constitution bi réglé na lépp. Macky Sall changé wul constitution 2011 boobu moom moo ñëw ba léegi mais daf ko modifié. article 27 daal di ne président bu falooti fii ci réew mi ñaari mandat 5 ans yu tegloo rek nga mën a def boo ko defee jeexal Macky def na premier mandat 7 ans mu ngi defaat mandat 5 ans même Macky Sall bi la jeexal bii mooy ñaari di mandat yi. ñu amal ab conférence de presse CPE nag dina élection présidentielle yi jaar na ci yoon te nuñ ko organiser mucc na ci ayib ñoom tamit lu ñuy ñaan mooy force vive de la nation yi ñëpp dem wuyu président de la république ci waxtaan bi mu wootee ndax ñu mën a tabax Sénégal bu émergent.
RFM Sport. tàggat yaram Abdou Diouf maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaaji Makumba. football Sénégal Madagascar ba tey ci waaj mi ca kees ñu tëju tey ji. tey jii dañu tëju kon kenn mujjul mën a fekkee boobule tàggatu luñ ci mën a jàpp daal moo di ne gune yi Aliou Cissé matoon nañu sëkk ci boobule entraînement ñoom ñëpp jamono ji ñu ngi ci Sénégal di waajal seen jongante bu am solo seen digganteeg Madagascar lay doon samedi lay doon ca stade Lat Dior bu Thiès. stade Lat Dior bu Thiès boobule foofee la boobule jongante di amee waaye itam jàpp leen ni ca ëllëg sa daañu amaat beneen jongante foofu ci wàllu U23 yi lay doon bi la yoon. ñu daal di wax ci match bi ba léegi ak kees googee muy amee am ñu jënd ci billet yi di ci dàqu tuut. dañuy jaayaat suñu jëndee junni teg ci juróom-benn téeméer mu toll kon ci 8000 francs ticket bi loolee nag bokk ci loo xam ne merloo na lool ay supporters yoo xam ne ñoo nga ca Thiès mënatuñu jot ci yooyu le ticket ñu ci woo fédération bi reportage bu Cheikh Anta Diop. ñuy waajal match Sénégal Madagascar am billet bu la yóbbu ci stade Lat Dior jafe-jafe la fii ci diwaanu Thiès rabajeero yi daanaka ñoom ñooy jëndaat ticket yi di ko jaayaat ci marché bi te loolu dafa cher lool. kon ko Thiès bu organisé mënta am billet loolu du yoon Ndakaaru yi am billet ñu ñuy jaay par ñaar par ñett loolu du yoon. kon billet manqué na lool billet amul Thiès. ñun ngeen ko jaayee 12000 bu 10000 11 waaye amuñu billet bi am kenn mën ko teg. 11000 non grand billet kenn mën ko teg bët. billet amul fii nii ñun 6000 la ñuy jaayee ñun. waaw 6000 ñun dañoo ñëw pour seetaan ñun équipe nationale mosuñu ko am. dafa ñëw Thiès dañoo war a gis ñun suñu bopp ci Thiès si suñu stade bi ñu am. ñenn ci ay waa Thiès di ko naxarlu Boubacar Dabo di ab jàngalekat. am naa jafe-jafe bu mag Lat Dior laa jóge nii. billet 5000 francs ñu koy jaayee ay 7000. te ay revendeur ñoo ko yore. fédération bi dafa waroon a jël ay mesures. def en sorte que kenn du jaay benn nit 5 billets c'est pas normal. nit ñi bëgg nañ seetaan mais ces trafiquants là war nañ leen écarter ces revendeurs là. des mesures nag dafa war a am. problème d'organisation la. ñëw nañu actuellement à Maniang Soumaré ba ma ñëwee Maniang Soumaré j'ai trouvé une liste xaw ma liste bi foofu fan lañ ko bind. dama mujjee saraxu ñu jaay ma billet. ñu ci bëri di joxoñ fédération sénégalaise bu football nee nañ ñoom ñoo waroon jël seeni matukaay ba ñi nga xamante ne ñoom ñooy def ñaawteef googu de ñu mën leen a artu Cheikh Ahmed Sall Ndiégène. parce que nii ñu ko jaay mën nañ ko gën a professionnaliser mu doon njaay moo xamante bii ne dina doon njaay mu organisé parce que nit ñi itam am nañ ci part de responsabilité ñoo xamante bi ne dañuy bëgg a jënd lu bari naan fee laa jógee ñi ne Tivaouane ñi ne nangam. ay waxtu nag des ci match Sénégal Madagascar am ab ticket bu lay yóbbu ci stade jafe-jafe la fi waa Thiès yu bëri de ñu ngi daw fu nekk di fëx di uti ay billets waaye yombul ñenn ñi sax dem nañu ci marché noir yi ngir mën a am ay billets. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop comité d'organisation bi ñu doon woo nag ngir ñu jàpp ci mbir mi ba yëwana leen yëf yi ñoom nee nañu daal bëgguñu àddu ci yooyu le mbir Makumba. ñu wax ci 16e de finale coupe du Sénégal ak résultat yu ci am. Oslo moom moo daan AS Pikine mi nga xam ne bokk na ci équipe yi lëmbee Ligue 1 bu Sénégal UGB Oslo mu ngi ko daan kon AS Pikine benn bal ci dara Jama Wade bu Ndar UGB moom moo daan Jaraaf benn bal ci dara moom itam Jaraaf nekk ci Ligue 1 Mbaye Niang moom moo dugal 85e minute Linguère bu Saint-Louis daan bi la yoon Étoile Lusitana foofee ba léegi ca fële ca Ndar Linguère moo ko daan ñetti bal ci benn wala boog Aliou Ba moom moo dugal benn ci but yu Linguère yi ñaar ya ca des Moussa Dembélé moom moo ko dugal côté Lusitana moom benn but ba fa dugg Seykou Biaye moom moo ko dugal. Oslo fu tur yu jógee Norvège. doy na waar de benn ñoom structure de formation la ñu gën a nekk. ñu jàll ba tey ci Jeux olympiques spéciaux yi ak bilan bi po mi jeexee. bi po mi jeexee nag Sénégal am na ay médaille d'or yu bëri rawatina 4 médailles d'or ak juróom-ñaar yi nga xam ne kon ay médailles d'argent la ñu. am nañu itam ay médaille de bronze ci wàllu wi dañuy déglu ci wàllu bilan bi kii fa jiite woon délégation bu Sénégal di Assane Thiam kon moom la ñuy déglu léegi. Sénégal nag amoon na ñaar fukk athlète ak juróom-ñaar ñoo xam ne ñoom ñoo nekkoon ci juróomi discipline muy football ak athlétisme ak natation ak équitation ak tennis de table donc affaire yi nag mi ngi nii jeex na Sénégal am na ci fukki ñeenti médailles nag am nañ ci ñeenti or am nañ ci juróom-ñaari argent am nañ ci ñett yoo xam ne bronze la donc vraiment man li may wax daal mooy maa ngi sant bu baax di gërëm di remercier athlètes yi parce que xeex nañ xeex goo xam ne li ñu mérité
mobilité am nañ ko parce que suñ ko préparé wul woon duñu mën a xëy na teg suñu tànk fii ñu teg suñu tànk parce que ñaar fukki athlète ak juróom-ñaar ba am équipe football ci biir nga am ci kii médaille ak ñeent vraiment am na mérite daal parce que am na pays yoo xam ne ñëw nañ fi peut-être liñ fi am te ñu ëpp délégation liñ fi am ñun amuñu ko fi. ñi nag li ñu bëgg Makumba Rufisque la ñu nekk muy inspection d'éducation et de la formation moo di lépp lu jëm ci wàllu tàggat yaram ñu suqal li waat ko bu baax a baax ca gox ba dañ ciy déglu Mamadou Boy ñoom ci l'école yi dañ ci bëgg a jaare ngir suqali sport bi ñu déglu ko ak Abdou Diouf Diagne. bu njëkk ñu ngi la IASU waaye léegi nag dañu changé terme bi maintenant li ñuy wax sport scolaire li tax sport scolaire dañu bëgg relancer sport bi au niveau national parce que xam nañ ne si classe yi di nga gis ay élèves yoo xam ne si classe du ñu wane seen bopp si discipline yi nga xam ne moom la ñuy jàng mais suñu génnee si sport bi da nga xam ne ñii am nañuy talent yoo xam ne vraiment war nañ ko mën a démontrer prouver que ñu mën see jëriñu bu baax a baax a baax loolu moo tax dëgg yàlla ñu gën a parce que suñu tànk tubéy baax a baax mobiliser enseignants yi mobiliser inspecteurs yi mobiliser tout le corps éducatif pour ñu mën a doxal sport scolaire bu baax a baax ñu jëm kanam waaw école yi nekk si ngay bokkuñu mais école yu bëri bokk nañu élémentaire am nañu bokk moyen am nañu bokk secondaire am nañu bokk amul rek si football bi am na athlétisme am na natation am na volleyball am na handball yooyu yëpp am na si compétition yi samedi bu soobee yàlla nañu organiser final yëpp ñetti final benjamin cadet senior boole xa athlétisme bi am na 60 mètres am na 80 mètres am na 1000 mètres am na relais am na aussi triple saut am na saut. am na itam éliminatoire coupe d'Europe bi ñu naan ko euro bi. jamono ji jàppaleen ne Belgique moom moo jiitu ci digganteem ak Russie muy jongante bu ci gënoon fës Belgique moo am 2 Russie am 1 ba léegi itam am na yeneen résultat yoo xam ne yu ci am solo la bokk na ci mbetteel bi am diggante Kazakhstan ak Écosse moom moo daan Écosse kon 3-0 ci dara yeneen jongante yi jeexaguñu fi lekk xibaaru 22h yi dinañ ci dikk ci yeneen i yaatal. nga daaneel léegi ak Idrissa Sané moom ci wàllu làmb la wax xam nga sànq yéen a ngi doon dégg ki fi jiite woon mbër yi di ne dafa tekki ndombal tànkam di Khadim Gadiaga mu ne nag moom taskatu xibaar bi nekk ci l'Observateur du yëngu ci wàllu làmb ne loolee lu jaadu la ndax moom ay at a ngi nii amatul woon licence waaye itam ban profil moom moo ko war a mën a remplacer ñu déglu ci tontuk Idrissa Sané. Khadim xëy na tey wax na démission on dira que c'est normal parce que Khadim bu ma juumut depuis ay ñeenti at ci ginnaaw amatul licence bu ñuy teg yoon lutteur en activité mooy koo xam ne déjà amagoo 45 ans yaa ngi bëre yaa ngi am licence saison bu jot mbëri yi lu ñuy bëre yëpp boo leen di seet seeni profil doo gis ñu bëri ñoo xam ne tey war nañu mën a président association bu ni mel dafa dépassé cadre nekk mbër rek foog nga nekk koo xam ne am nga yenn dayoo yi nga nekk ci ténor yi xëy na am aussi xel bu màcc si yu bëri ci wàllu sport man kenn rek laa si gisagum ni moom war na mën a jiite association boobu mooy ku mel ni Gris Bordeaux koo xam ne la kii déjà mu ngi yoon ci association bi gis nañ taxawaayam te comprendre na enjeu yu bëri ci wàllu sport ci wàllu ni ñu war a doxalee làmb ci boppam profil bi baax na mbër bu mag la def na fi lu nekk ci wàllu làmb mais itam am na xam-xam ak ouverture bu ko may tey mu mën a nekk ci bopp association ba mën a xeexal mbëri seen i intérêt mën leen a waxal si diggante ñoom ak CNG bi leen yilif seen diggante ñoom ak ministère xëy na ak état du Sénégal ab lépp lu wër làmb. mu ngoog moom Idi dafa jàpp ne bom nu mu tuddati Gris Bordeaux ak profil bu baax la ngir mën ko remplacer. Idrissa Sané chef de desk sport bu journal L'Observateur jërëjëf Abdou Diouf. xibaaru internet ci RFM. tour du web bi ñu ànd ceeg Mamadou Diagne. Sénégal nag amoon na 20 athlètes ak juróom-ñaar yoo xam ne ñoom ñoo nekkoon ci. du kon li ñu doon laaj teggil ba mu set ñu jàll ci bonne santé. yor wérgu yaramu askan wi jaare ko ci programme bii ñu dénk xeex jàngoroy tuberculose moo leen di may seen émission bonne santé jàngoroy tuberculose ñu ngi koy wàllante ci ay toq-toq teflit yuy génn ci gémmiñu kii amee jàngoro ji buy sëqët mbaa muy tisooli ngir aar say dëkkandoo del taf sa gémmiñ saa booy sëqët mbaa ngay tisooli di aéré néeg yi ngir jant bi di dugg suba gu jot dem kër docteur saa boo amee sëqët bu weesu fukki fan ak juróom jàngoroy tuberculose mën nañu ko faj garab yi am na ci bépp bërëbu fajukaay te dañu koy maye. bonne santé bi ñu jagleel ko chicha tey jii di xeetu tuxin wu bees ñu teewlu ko. excellent jàmm am na ñoo xamante ne dañoo yaakaar ne chicha cigarette moo ko gën a bon déedéet na ñëpp jàpp ne yàq-yàq yi cigarette di jur chicha moom itam ful na ko ba téeméer
borom xam-xam bi ci wàllum pneumologie di docteur Oumar Ba ba noppi jiite programme bi xeex lépp lu jëm ci pon di tabac mi ngi artu ñiy jëfandikoo chicha di xeetu gënn goo nga xamante ne raakool la da nga koy mikki mu jëm ci sa dënn bi ñu fàttali ne kon tux pon ci espace public yi fii ci Sénégal dañu koy tere am na loi boo xamante ne moom lañ ci taxawal te ci loolu chicha sax ci la bokk ndax dañu ko jàppee xeetu pon bu ñu soppi cafka bi. loi bi dafa ne bépp cigarette pon bi nga xam ne dafa am arôme dañ ko tere Sénégal gisutu leen fii ay amoon na fi ay cigarette mentholé ay yëpp jeex na fi dindi nañ ko parce que dafay naxaate nit ñi da ngay yaakaar ne cigarette bi nga xam ne dafa am arôme mentholé wala dafa am lii moo gën moo tane beneen cigarette bi alors loolu moo waral loi bi tere ko or chicha lan la tabac la bi nga xam ne dañ ko aromatisé donc loi bi daf ko tere donc loolu moo waral ñu def ay saisies ñu def ay saisies yu bëri ñu koy fu ñu ko fekk dañu koy jàpp. moo waral aussi ci en tant que médecin li may lancé mooy c'est que chicha suñu ñi nga xam ne dañuy toog benn séance de chicha ñu koy tux nga toog tux benn séance de chicha nga taal téeméeri cigarette moo yem yow bi nga xam ne doo tuxuloo chicha tuxuloo leneen mais yaa ngi ci wetu ki nga xam ne day tux dans un espace confiné d'espace bu ndaw noonu fermé yaa ngi tux 6 cigarettes équivalent 6 cigarettes nga tux directement te mosuloo tux wax naa leen sànq at bu nekk juróom-ñeenti téeméeri junni doomu aadama dinañu dee te mosuñu tux mais bu ñu xoolee dañu am lu ñuy wax tabagisme passif c'est-à-dire dañ leen tuxloo te mosuñu tux chicha bi ci la bokk. chicha sax ñu fàttali ne mën naa indi yeneen i jafe-jafe yu bokkul ak ci biir dënn ndax bu dee benn bi ñu bëri dañu koy jëfandikoo loolee tam ci wàllum cet jaaduwut. y a un problème d'hygiène parce que da ngay kii day jël ci yooyu jox keneen loolu c'est quand même c'est un problème parce que hygiène ça fait partie quand même de la prévention donc li may wax daal mooy chicha bul kenn yaakaar ne chicha lu baax la chicha cigarette la donc moom ak cigarette bi nekk ci paquet bi ak bu ñuy nekk ci bu nga xam ne nekk ci pipe yëpp benn la donc nañ ko bàyyi et bu ko kenn utiliser. fii la ñuy yem ak yéen di leen soññati ngeen toppatoo seen wér-gi-yaram. ministère bi yor wér-gu-yaramu askan wi jaare ko ci programme bii ñu dénk xeex jàngoroy tuberculose moo leen doon may seen émission bonne santé. kii amee jàngoroy tuberculose te di jël traitement ni mu waree dootul wàlle bu amee fukki fan ak juróom wareef la ci képp ku dëkk ak moom nga di ko jàppale ak di toppatoo ni mu waree taxawu ku amee jàngoroy tuberculose bokk na ci aar sa njaboot ak sa gox. ñu yegg si léegi ci tour du web bi ànd ceeg Mamadou Diagne. dal leen ak jàmm si xët bu njëkk situ GFM IGFM ñi nga fay fekk nataalu benn góor gu faatu ba yaram wi di yàqu góor gi mi ngi am ñeent fukki at ñi ngi ko fekk si dëkk bii di Sindia di benn si commune Thiès Ouest yi gannaaw ba élément gendarmerie Popenguine Ndayane defee constat bi daadu nañuy désinfecté bërëb bi te yóbbu néew bi si ndimbalu waa service d'hygiène gendarmerie ubbi na si ab l'enquête ngir xam lu waral mbir mi le ñu wax si caada ak Seneweb gannaaw ay fan ba ONG Jamra jógee di ñaawlu série bii di maîtresse d'un homme marié bay sàkku si ñu censuré ko mbootaay bi ëmb ñiy yëngatu si critique cinéma di wane seen ñàkk ànd ak kii di Mame Matar Gueye ba ñu sukkandikoo si Fatou Kiné Sène mi leen jiite mi ngi xam leen kenn warul censurer création cinématographique waaye da nga war a indi ay tontu moo xam da nga koy jaarale si wàllu débat wala si wàllu bind waaye censurer du xalaat wax si politique ak surtout groupe E-Media Invest mi ñëw si maître Ousmane Seye mi sàkku si ñuy yokk mandat wu député yi ba 2024 ndax pour moom pencum ndawu réew mi dafa am obligation collaborer ak exécutif bi bu dee lu jëm si wàllum ñetteelu mandat wu kii di président Macky Sall maître Ousmane Seye di xam ne ni loolu du débat ndax constitution bi réglé naka ba mu waxee ni kenn amul sañ-sañu tegale ñaari mandat ñu ànd ak site bii di Sen Actu wax la xew fee sa bitim réew ak daan yi xaar kii di Ousseynou Sy bu ñu sukkandikoo si RFI ña ngi koy toppee jàpp otage massacre incendie ak terrorisme moom mi nga xam ne takkoon na fi benn italien ba am si ñaari doom bu fekkee tuuma yi ñu koy toppee nekk na mën naa tëdd diiru dundam lépp si prison bi ak nangu lii nga xam ne mooy nationalité italienne ñu wax si tàggat yaram ak yu sport mi dikk si performance su Mbaye Niang performance yoo xam ni tax na ba waa Marseille tekk seeni bët ba bëgg koo jënd moom mi nga xam ni si août bi ñu génn la demoon fee sa ren si prêt ak option d'achat international sénégalais bi nekk ñaareelu jouru Sénégal bu waa Marseille di topp gannaaw kii di gardien bi di Edouard Mendy lii moo nekkoon seen tour du web di leen jaajëfal. RFM. ganu xibaar yi. gan gi junjoon naa leen ko sànq mooy Mariane Diop Kane directrice météo ca ANACIM madame Kane maa ngi leen nuyu. Makumba maa ngi lay fay. ñu jëm ci ñaar fukki fan ak ñett la ñu waroon a màggal bëccëgu journée mondiale de la météo muy 23 ci weer wi ngeen randal ko muy ci àjjuma ji. thème bi mooy le soleil la terre et le temps dese naa leer lool ci sama bopp man.
Effectivement ñoo ngi jëm ci célébration journée météorologique mondiale. Normalement le 23 mars lañ koy célébrer ci àddina bi yëpp waaye comme nit ñi duñu liggéey même OMM sax le 22 vendredi suba lañ ko célébrer. Donc thème bi ren mooy le soleil la terre et la lune. Et le temps. Le soleil, la terre et le temps. Loolu nag mooy junj daanaka lépp luy gëstu météorologie. Parce que jant bi mooy joxe rayonnement solaire yi. naaj bi tàngaay bi ba war a tax ñu war a mën a dund ci kaw planète terre ci kaw suuf si. Et interaction yooyu ñuy am ci seen diggante naaj bi ak terre bi mooy définir science météorologique bi tax ñuy am ñu mën a def prévision météorologique nga xam temps moo di li ñuy yëg ñi ngay yëgee température bi ndax sedd na wala tàng na niir yi fan la ñu nekk ngelaw mi fan lay uppee fan la jëm loolu lépp interaction yi diggante soleil bi ak planète terre loolu moo tax ñu mën a am météorologie. am climat. mais lu tax boolewu leen ci géej gi. géej gi si la. ci terre la bokk ok si terre la bokk. si la bokk interaction diggante géej gi suuf si. la surface de la terre loolu lépp ñooy àndandoo di am interaction ak naaj bi xam nga ni la terre suuf si dafay wër si naaj bi. ci jant bi. et donc ni muy wëree noonu ci orbitam fu munti toll mooy tax nga am différentes saisons yi ñu am ci at bi. noor nawet sedd loolu moo koy déterminer. ni muy tourner ci kawam mooy tax ngay am bëccëg ak guddi. mais yéen seeni activité biir météo bu ngeen xëyee lan ngeen di def. saa yu ñu xëyee dañuy saytu jaww ji. dañu am réseau d'observation biir Sénégal observation moo di dañuy relever bés bu nekk waxtu bu nekk température relever waxtu bu nekk pression xool vent yi ngelaw mi fan la ñuy jëm dëkk bu nekk daf ko war a relever. ñu àndandoo ñun ñëpp séddoo ko dañ koy partager diffuser ko. moo OMM organisation météorologique mondiale looloo ko tax a jóg ndaxte météo jaww ji amul frontière. kon yéen seeni données yéen waa météo Sénégal moom la ñuy remonter au niveau mondial. fépp dëkk bu nekk noonu lay def. les grands centres mondiaux yi ñu mag a mag ñu jël ko dugal ko ci seeni biir modèle seet suba lan bu mën a def prévision météorologique. ne foog nga am données d'observation sur la terre. d'abord loolu mën a xam ëllëg naka lay mel. ci wàllu machines yi koy def est-ce que yéen seen machines yi. xereñ nañ comme par exemple yi ñuy gis ci ñi nga xam ne ñooy Channel Weather wala yu ni mel. suñuy machine xereñ nañu ndaxte ñun ñëpp dañuy àndandoo bokk données yi satellites yi ñuy dimbali pour ñu gën a am couverture. gën a mën a am données yi si point boo mënti gis nu mu gënee jege si suuf si. ñooñu dañuy partager données yi ak ñun et donc après ñu dañuy tourner suñuy modèle donc am nañu xarañ bi am nañu. équipement yi moo war tax ñu mën a def prévision yi. ndaxte OMM bi tax ñuy célébrer le 23 mars dafa tëral ay protocole ay résolution ba tax dëkk bu nekk mën a partager ak moromam ku am satellite. xam nga Afrique amuñu satellite buy xool buy saytu atmosphère. wante kii di kuréelu Union européenne. am nañu Météosat ñoom dañ koy am mais à travers OMM dañu war a partager ak ñun seeni données. ñu booleeg données yu ñu am ak modèles yi ñu mën a def prévision météorologique. ndaxte prévision météorologique dafa amal solo askan bi yëpp àddina bi yëpp. mais nu ñuy def ba par exemple réew mu mel ni Sénégal ñii xëy jëm ci tool yi wala ñii xëy jëm ci géej gi nappi wala ñii xëy jëm ci caawa gi ñooñu ngeen mën a fexe ba gën leen a jege ci wàllu météo. ñu gën leen jege prévision yi bu ñu ko xasee ba def ñu jottali leen ko. mooy ñu gën leen jege. donc lu ñu gën a dimbali ba ñu gën a jot askan bi yëpp loolu dana dimbali météo. nu ñu leen ko jotalee daañu leen ko jotalee par rajo. daañu leen ko jotaleel ci télé bi. daañu leen ko jotaleel rajo communautaire yi léegi. daañu leen ko jotaleel
si internet bi ndax suñu bulletin yi dañ koy def si page web yi. ñu ngi si réseaux sociaux yi waaye bi gën a am solo moo di dañu développer léegi système message. SMS comme ñëpp am nañu portable di yónnee ay SMS askan bi di leen yónnee aussi ay messages vocaux moo di au lieu ngay lire message ndaxte am na ñu mënul lire ñu am dañ lay woo rek kar sa téléphone nga jot ñu jox la alerte bu fekkee dafa am dara loo xam ne dafa nar a lor askan bi war a lor seeni jumtukaay. ñaata numéro téléphone ngeen yor. numéro téléphone yi fi mu nekk di xam duñu liggéey directement ak askan bi waaye am nañu lu ëpp 1000. ndaxte dafay am ay relais. dafa am ñu koy jot ba pare tasaarewaat ko. ndaxte xam nga loolu dafa xaw a cher attanuñu ko pour mën a fay lépp. fi mu nekk ñi dañ koy fay à travers ay projets yu bare ñu siy jàppale ndax ñu mën a jot askan bi ndaxte dafa développement askan bi dafa amal solo àddina bi yëpp. jox ma ci benn exemple précis bu ngeen mës a def ak nu ngeen ko defee. bi si mujj mooy poussière bi fi mujj. poussière bu bare bu takku bi teel nañu yëgal askan bi yëpp ñi poussière bu takku mi ngi ñëw. nit ñi moytu seen bopp particulièrement ñi am ay jàngoro yoo xam ne poussière bi daf koy yëngal poussière bi daf doon wàññi it visibilité bi ñuy attu dawalkat yi pour wax leen ni que poussière bi bari na nañu moytu seen bopp. bi si gën a timaat moo di gànnax bu décembre bi fi amoon te metti lool tar lool. ñoo xam ne àgg na daanaka 5 mètres kenn mësu ko gis. wala bu ñu ko gisee yàgg na lool bu fekk commencé wuñu woon xëy na di def observation. te ak li muy bare lool noonu lépp daanaka sant nañu yàlla ndaxte gaañu yi bare aussi bateau bi waroon a jógee Dakar dem Ziguinchor bu ñu jotee message bi mujj ñu dem askan bi ul bi booru Ndar la gën a metti kenn demul géej. ñoom ñëpp dañ ko jot ak seeni gaal. bu ñuy xool yéen a gën a soxla rajo yi pour wax ak yéen mais ñun day tollu jamono yoo xam ni woote météo da nga koy tàyyi sax parce que boo fa wootee itam kenn du wax lu waral lool. déet. kay. déet saa yu ngeen ñu woowee jot ñu leen ndaxte ñun li ñu soxal moo di askan bi. tolloon na fay temps nangootu leen woon a wax. saa yu ngeen ñu woowee ñu jox leen information yi information ñu ñoo leen di ko yónnee par email bu amee communiqué ñu yónnee leen ko. suñu page web information yi yëpp a ngi ci. mais tolloon na ay jamono kenn nangootul woon a wax météo. loolu de fàttalikoo ma ko. kon ñu wéy ci waxtaan wi ma fàttali ni docteur Mariane Diop Kane mooy sunu gan moom mooy directrice météo ca ANACIM ci wàllu nappkat yi ñoom surtout lañ yaakaar ni ñoom ñoo koy gën a jëfandikoo est-ce que mun leen a am beneen système boo xamante ne ni mooy gën a efficace bi ngeen di jëflanteeg ñoom ba xibaar bi gën a teel a yegg ci ñoom. ñi ngi xalaat liggéey ak opérateur téléphonique yi bu ko defee dañuy am benn numéro benn serveur boo xam ni ku soxla am information boo ko bësee li nga soxla yépp mu di la ko wax. mais boobu nag taxawalaguñ ko ndaxte dafa am waxtaan yu bari ñu war a waxtaan ak opérateur téléphonique yi. te ñoom xam nga ne ay privé lañu te xaalis lañu bëgg. te attanuñu pay bi. d'accord léegi bu boobaa nu muy demee da ngay dugg ci serveur bi woote benn numéro rek. mu ngoo ko am woote comme ni ko Orange amee ni ñuy dugalee seen crédit yeeg. seen yooyu mais bii mun nañ ko def ak boîte vocale voilà. ànd ak nit ki di ko wax comme ñëpp mënuñu lire xamuñu nu ñuy defee ku nekk dafay am fay bu si war a bu nit ñi war a fay. loolu la ñu war a négocier ak opérateur ndax ñu xool seen i responsabilité sociétale ba ñu war ko mun a wàññi kuy ndax ñëpp mun si jot. bu dee sàmm yi nag est-ce que am na relation particulière bu leen lié ak ñoom. sàmm yi am nañu relation bu ñu lié ak ñoom wante liggéey bi taxu ko développé lool. ndaxte pour sàmm yi ñoom li ñu leen soxla moo di fu ndox am ak fu am ñax. mais développé kuñ ko lool commencé nañ ko ak benn projet pour mun leen ko disséminer. projet bi lu mu. projet bi comme mooy ak bi ñuy def ak agriculture. ok ñu ngi ko tuddee sincère. semaine bale passé ñu ngi doon def évaluation bi boobu dafay xool prévision yi seet prévision saisonnière bi la ñuy njëkk seet dem ci askan bi jàngal leen mooy lan wax leen nu nawet bi mën a ree tëdde
seet ak yeneen service de l'État ñu seet yenn ji ndax dañuy am ji bu gàtt wala ji bu gudd ji bu résistant ndax mun leen dimbali ndax kenn ku nekk li ngay jëmtu ak changement climatique bu metti bi ñuy dund variabilité climatique bi extrême yi ku nekk mun a xam naka nga war a mun a tëdde ba lépp loo mun di juntu rek nga mun si gis sa bopp am si bénéfice. ci tool yi dañ daan faral buñ ne météo nee na dina taw suba mu mel ni da ngaa bàkkaar sax paay gisee ko ne neen ni yàlla rek moo xam kañ lay taw yu mel noonu genre xalaatin woowu est-ce que évolué na. yaakaar naa ko defe naa ni daanaka dañ na fi mu nekk ni su ma leen mënoon a indil reportage bi ñu mujj def. gis naa agriculteurs yoo xam ne météo la ñuy waate. fi mënatuñu def dara sans météo. ndaxte gis nañ ni que ni ñu leen di jàppalee di leen jox information yi ba ñu xam naka la ñu war a planifier seeni activité gis nañ si vraiment amélioration ci seeni récolte. kon yéen lu ngeen wax mu am wala. dégg nga mu rëcc lu ngeen wax rek dina am. niñ koy waxee la du li ñu wax mu am. ndaxte li ñuy wax dafa ci science lañ ko basé am na ay probabilité mu wàññeeku. donc bu ñuy wax dañuy waxaale risque bi. donc laa ñu leen koy jox sax yooyu information dañuy def ay séminaire de forme dañ leen koy jàngal dañuy dem sur le terrain cette groupement d'agriculteurs ñu bare wala ay éleveurs képp ku war a mën a utiliser information météo ñu expliquer la suñu prévision nu mu tëddee lu tax lii mun na juste à 80% mun na juste à 60% bu ko defee yow boo xamee loolu nga mun a jël say matukaay. waaw kon soxna si ñu ngi lay gërëm bu fekkee amoo loo ci bëgg a dolli ngir daaneel ko. xanaa ñu gën ñu dimbali. ñu mun a jot askan bi yëpp. askan bi it di gën ñu gëm. si nappkat yi la gën a kan moo leen di dimbali. ñun ñu dimbali suñu bopp d'abord. situation citoyen bu nekk war a xam ni météo askan bi la fi taxawal. donc lépp lu ñuy def pour dimbali askan bi la donc bu ñu leen ko waxee ñu war ko mun a dégg benn dégg-dégg. de notre côté tamit nguur bi mi ngi def li mu mun dafa metti na gaa ndaxte météo dafa am ay investissement yu lourd. réseau bi dafa metti pour entretenir ko. équipement yi xam nga léegi foog ñu koy changer foog mu am maintenance am équipement yu bees yoo war a jot loolu lépp dafa xaw a jafe pour nga mun def prévision boo xam ni dafa mucc ayam. boo xam ni amul benn lam-laamee. bëggoon naa ñu jàll ci wàllu avion yeeg ni ngeen di liggéey ak ñoom ak yeneen question mais waxtaan wi moo ñu dab xam naa incha allah beneen yoon bu soobee yàlla jërëjëf Mariane Diop Kane directrice météo ca ANACIM ñu koy sant di ko gërëm moo doonoon sunu gan jërë ngeen jëf. jërëjëf Makumba. jërë ngeen jëf di leen gërëm bu baax a baax yem fii fàttali ren rek ci li ci gënoon a fees mooy faatuk Henri Ndiaye ca Ngoye Henriette Samb mi ko jàmpaaka bi moom nag la ñu jiñ faat gi ak yaayam di nga xam ne moo yor baar bi nag procureur jàllale na leen sànq ñu war a fanaan ci kaso bi ndax placé nañ leen sous mandat de dépôt ci kanam tuuti Jean Moron 23h ak flash minuit RFM nuit jërë ngeen jëf.